asalaamaaleykum wa rahmatulah sama gars yi maa ngi leen nuyuwaat bon di wax nag tey moom boobu ba léegi maa ngi leen di déglu nit ñi ndëgam lan ban réaction la ñuy def ci bi ñu songee le groupe GFM ban réaction la gars yi war a lan ñuy def quoi ak nan lan si war a ndax dana am solidarité wala du am solidarité quoi. Mais je me suis dit j'ai vu que amul benn solidarité dañ leen a seetaan ci teguñu ko fenn waaw je félicite le PDG Youssou Ndour bi nga xam ne bi affaire yi ñëwee daf koo jël ak grandeur si je dis grandeur c'est avec un grand G parce que mënoon naa nekk fii def comme yeneen télé yëpp télé bu ñu si song gars yi dañuy yor bët yuuxu di wax fële mais def ko mais léegi Sénégal man xamatuma leen quoi et que man li may wax je défie quiconque au Sénégal je le défie am na télé yoo xam ne nag am nañ tuuti équilibre 7FM Walfadjri on n'en parle pas c'est le télé du peuple on n'en parle pas parce que ñoom ci seen yoon la ñu nekk et que je suis avant d'aller plus loin je suis contre qu'on ferme les télévisions mais il s'est avéré que quand ils arrivent à un extrême boo xam ne ñoom war nañoo mën a nëbb ay images pour conserver le peuple dañ ko war a di def loolu cela veut pas dire que te nga contre état ou tu es pour mais doo dem ci benn ak dëkk ci monde bi boo xamee ne am na image yu télé yi war a génne yoo xam ne day taal réew mi ñëpp dina war a génn réew mi jaxasoo ñu koy génnee amul bu amee rek c'est des jóge ci extérieur feneen lay jóge bon il faut être très très responsable dans la vie mais GFM ñoom wax dëgg yàlla kuy wax te yàlla rek tax télé la boo xam ne ku fa bëgg a ñëw da nga fa ñëw terewul kenn te man dama leen suivre des débats par-ci débats par-là mais tout le temps je vois l'opposition je vois le pouvoir je vois la société civile et que des débats équilibrés ils ont am nañ ay émissions ay jàkkaarloo ay émissions yoo xam ne c'est animé par des personnes responsables mais Sénégal li fi am léegi mooy dañ ne léegi kenn amatul droit défendre ses propres idées li nga xalaat ci réew mi mais ku ànd ak Macky Sall ànd ak Macky Sall ku ànd ak Ousmane Sonko ànd ak Ousmane Sonko ku ànd ak Khalifa Sall ànd ak Khalifa Sall léegi loolu moom kenn amatul si droit j'ai vu des gens yoo xam ne kenn mënatuma leen a xàmmee mais je vais citer des noms Amath Diouf doo comprendre ñooñu yenn genre journaliste la yow xalifiste nga si nous sommes d'accord jël nga yow sa position mais quand le Sénégal brûle il faut laisser le temps comme ni nga doon def ci Covid bi dangaa jël say support di jàppale di xeex ba nit ñi di wax ne da ngay xeex ak da ngaa faral Macky Sall c'est ça qu'on attend de toi Sénégal moo la war a ñor donte am nga foofar comme que yegg seegun ci ay élection nga nekk nga xam ne yow da nga yor support boo xam ne Sénégal moo la ñor nga bañ a di def yi ngay def nii di jéem a xam nga man ak yow ak keneen ñoo fi nekk ñun ñi nekk ci àll bi dañoo war a xam nu ñuy waxee ñun waruñoo wax foo xam ne day taal ndax fii lañuy nekk suñu jabar yi boo ko da ngay lay tegal reer bu baax nga reer ba suur kon ñun dañoo war a xool nan lañuy waxee pour ña nekk ci réew ma même buñ xamee ne dañoo war a wax réew ma tàkk duñ ko wax mooy dëgg mais mënuñoo nekk ci àll bi ba pare lu ñuy wax buñ deful ndànk réew ma mën na faa tàkk nga nekk fii di xamb ñuy xamb wala la ne c'est pas normal
à revenir sur les télévisions mais la RTS dañ ko bàyyi télé moom ci ligne la nekk même si télé Sénégal gépp la mais moom ligne bi ci la mës a nekk les gens l'ont accepté et on l'accepte comme ça et on ñu baax foofu nekk ci la leen amul benn pays au monde boo xam ne dañuy wax naan xaalisu réew mi ci lañ leen di fayee boo xam ne dañ fay nekk di contre ñu leen fa teg donte xaalisu réew mi la mais pouvoir ba buñ gën a nekk di reyante ay coow ay fii ndax ñoo lay fal di folli kon ku ko yorit day mel ne dañ koy def benn genre chantage on doit comprendre ça ñu nekk ci laneen tu prends la télévision la Sen TV Bougane di parti politique Ahmed Aïdara di politique ñoom ñëpp di politique contre nguur tax na ñoom lu leen neex ñu war a def lu leen neex ñu war a wax te buñ leen tëjee ñu ne waruñu leen tëj man j'aurais bien aimé ñu ne Walfadjri moom je suis catégorique buñ rusul sax si Lamine Niass war nañoo mën a xam ne ñoom seen ligne la nekk ñoom nii leen mas a mel mais parti Sen TV moom ni ñu doon def c'est tellement grave que buñ leen tëjee sax kuy waxal dëgg rek dana xam ne du yoon ngay bàyyi dans un état de droit benn télévision di waxee nu ko neexee di ñuy yëkkati insurrection di wax lu leen neex c'est pas normal et l'autre chose bu ma waxee te man je l'assume mais ci vérité laay assumer GFM ba mu ko dalee seetaan ba léegi musuma gis ñu jeng ba tëdd dëgg mu tax 2STV sax des fois ñu jeng il faut qu'on dise les choses comme ni muy nekkee mais GFM rek laa fi gis télévision boo xam ne journaliste yi fa nekk qu'il sorte bu amee kenn koo xam ne man je sais que ne ku fay liggéeyee amul kenn ku lu lay dicté ni nii nga war a wax wala war a wax lii xanaa boo waxee loo xam ne jaarul yoon xëy na mën na la rappeler dans l'ordre à l'ordre parce que da nga war a génnee ay informations yu leer dañuy juum comme ñëpp dañuy def ay erreurs comme ñëpp mais cela ne veut pas dire que une personne qui a sacrifié sa vie sa famille toutes ses amis liggéey ñafe wut télévision wut journal wut ay tool di bay lu nekk Youssou Ndour def ko ñëw tey jii ëllëg ñuy am benn problème lu may wax rek am na sama benn waay bu koy wax damay rey ba bëgg a dee Ousmane Sonko dem ci salon de massage bi gën a cher ci histoire àdduna bi ndax ñi si dee 13 personnes ñi si dee lim si yàq te lépp moo ko provoqué dem def ko pare au lieu que mu rappelé wu dem joxe boppam dem ñu réglé ko dossier bi mu leer bu dee dëgg la ñu xam ne moo nekkul ci dëgg bu dul dëgg ñu jox ko dëggam mu dem fële continuer ci li mu nekkoon mu nekk fii après à l'insurrection woo askan bi ci biti ba pare après tey mu nekk fii ëllëg coow li ñi si dee ñëpp bi mu génnee gis nga li muy wax ay indemnité lay wax ak nan lépp sedd ak nan léegi dañuy forcer dañuy wax Macky Sall lii dañ koy imposer lii waaye yow yaay kan tu es qui pour prendre une liste et ordonner à notre président de la République nan la ko war a doxalee mel na yow daal yaay fi mu toll nii yaa yor réew mi day yi nga doon wax yëpp affaire ragal la rek xam nañ ko te le plus grave mooy bi nga ñëw di ñu jéem a imposer waat Khalifa Sall imposer waat Karim yow on te comprend plus am na bi nga génnee am na noo xam ne boo ko waxee woon man damay wax ne c'est le pouvoir dañ laa def pression mais ni nga waxee man kay dama gis ne c'est l'opposition ñoo la teg pression ndax danoo xam ne yow triant nga danoo xam sa dil ne la boo si jàppul boo indiwul lii ñu seetaan la te buñ la seetaanee ñëpp ànd ak yow doo dem moo tax nga nangu seen chantage yow Karim dañuy public lañ ko laaj xam nga lan la gaa yi di wax ci Karim du moom dong lañ doon wax kenn waxul deful de du moom dong ana ñi mu àndaloon ñi ànd ak Macky Sall ñu bàyyi leen loolu mooy problème Khalifa Sall
moom du moom dong moom it moom dafa dugg ci njuñ jaaj boo xam ne moom bi muy ñëw xam na ne lii rafetul jekkul mu bañ koo jël gars yi di ko forcer di ko nax ba mu commencé koo jël ci njuñ jaaj la te yow loolu yow nee nga yow loolu ngay xeex te ñoom ñëpp ci leen di jàppe ci lu leer la amul leen luñ si mën a teg lu dul parloo ba si am ñu bàyyi ñii jàpp ñii loolu rek mooy seen problème kon bu ñu imposé waat ñooñu naan nañ ñëw bokk fii def nii def na la kon yow njuñ njaaj narul dañ ci Sénégal naru fee dañ la maam Abdoulaye Wade waxoon bu ma ñëwee mu ñëw mu ne baal naa Abdou Diouf ak i mbokkam mu yaakaar ne Macky Sall bu ñëwee day def wax baal naa Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ak i mbokkam moom mu bañ loolu nga bëgg mu war a nekk non loolu sax dafa war a cesser il faut que ñu bàyyi di nax nit ñi di dox seen mind fi mu toll nii nag j'appelle au parti Pastef de prendre leurs responsabilités et de ne pas être derrière un homme et que d'être derrière des idées mais pas les ndax idées yi Pastef c'est pas si c'est seulement Ousmane Sonko moi j'abandonne ce pays-là Ousmane Sonko moo yor idée Pastef ak ni ma ko gisee nii mais c'est très grave mais le Pastef bu fekkee ne ay nit ñoo si àndoon ak moom ñu créé ko xalaat bokk gis-gis war nañoo taxawaat ñu xoolaat seen bopp xool ci ban train lañ jëm xool lan mooy système anti système bi ñu doon wax ñun anti système lañ gëmuñu yii système anti système mu am na lu mu ànd ak lu mu àndut te il faut être très sérieux dans la vie du ma di topp nit nag ba dugg ci loo xam ne xamoo ko ëllëg ngay rëccu l'histoire retiendra ci képp ko fi doon wax loo fi wax ëllëg danga ko laam-laamee ndax fii dil yi ma leen doon wax yàgg na c'était en 2012 laa leen waxoon dil bi nga xam ne dem leen suñu kër rajo boo leen demee suñu kër rajo laa leen waxoon dil bi fi am nii dil bi fi am c'est tellement clair et net te da ngeen ko waxaat fii ne waxoon naa leen ko Abdoulaye Wade ba mu waxee 50 ans dafa leer gis nga 50 ans yi nen toog seen biir ñu waxtaan ko Macky Sall c'est un benn pion la ci pion yi Abdoulaye Wade moo ko jël yóbbu ko président premier ministre assemblée yëpp préparé ko ba mu baax toroxal ko pour jox ko réew mi bu jëlee réew mi mu paree bu jëlee réew mi mu ne ko nag léegi boo ñëwee nag da ngay xeex sama doom toroxal ko ñu bàyyi Karim mu dugg ci koso bi dem jàngi wolof bu jàngee wolof ba pare ba xam si dara léegi ñu jël ko yóbbu ay quelque temps ñu créé waat seen benn boucan seetal leen ñoom ñëpp mooy li Ousmane Sonko def mooy dil bi moo rafet ne leen léegi ñëw leen bokkaat bu ko defee doole ji Karim di am ak xaalis bi mu denc yépp Karim mooy ñëwaat fii PDS taxaw ñu jël nguur gi gis nga Ousmane Sonko dañ koy éliminer bu sew seetaan leen li ma leen wax nag na ngeen ma déglu bu baax gis nga Ousmane Sonko dañ koy éliminer bu sew le PDS taxawaat ñu déroulé tapis rouge dil bi moo yàgg te dil bi mooy li may wax rek ñi siy wax ñëpp ñoo ko tey nii Macky Sall musta jote ak Abdoulaye Wade jotewuñ dara amuñu benn problème dañuy déggante dañuy nax nit ñi Karim Wade xam na Idrissa Seck mii xam na ñoom ñëpp xam les véritables li nekk ci desi yi ci suuf léegi nag sénégalais yi ñoo fi nekk di rey seen bopp di dof-doflu rek mais ñii dañ ñoo jël def ñu ay chiffon dañuy nax heure bi ñu soxlaa utiliser ñu après ñu nekk ci leneen te lii ba ma koy wax c'était en 2012 juste bi Macky Sall faloo teg ay weer lan si teg te loolu ba mu leen koy wax nii te effectivement deal bi noonu la demee te noonu lay demee waat fi mu toll nii xam nga léegi Ousmane Sonko dugg na ci piège bi léegi déjà il accepte joxe ay conditions pour que Karim revient ça y est xoolal Pastef 95% Pastef waa ordinateur yi la ay Modou yi fii amuñu carte d'identité amuñu passeport amuñu dara wax ju bëri rek lañ fi nekk ñun ñëpp xam nañ ko 90% yoruñu carte d'identité bu ñu wotee ñoo yor nekk ci di wax ak
ay coow rek yoo xam ne amul benn njariñ fexe nan ba Ousmane Sonko dugg ci kàmb gi ci ay wax rek ah léegi nag nan lañ koy gérer suñu destinée kañ lañ koy jël en main kañ lañuy xam ñun ñooy ñan ba mën a taxaw jàkkaarloo politiciens yi di leen wax dëgg ndax dëgg moo neexul manipuler nañ ñoo manipuler ban sonn réveillons-nous nan leen yeewu te bàyyi nit ñi ñuy topp xool ne nit du tus am na nit ñoo xam ne man na mais xanaa yéen gis leen fi woon Mamadou waajooju suñ faux médecin boobu docteur boobu mais est-ce que xanaa yéen seetaan leen kooku ni mu doon demee ci plateau yi ay fu nekk mu dugg fa di jàkkaarloog askan bi di leen nax di fen ba daanu sénégalais moo dëgër fit xanaa gis leen fi góor googu ñu génne woon 2STV mu jéggi pont bi saw ba yaramam sedd ñu jox ko micro bi mu naan ku fi saw dañ laa war a def nii dañ laa war a teg yoon rafetul jekkul ndax am na loo xam ne dafa rafetul wax ba mu jekk te fekk na moom léegi dafa saw léegi matul sax 5 minutes kaa yi vidéo baa ngi nii bu ñu ko tegaloon sax xanaa daa war a xaru ñun sénégalais lii leen war a bàyyi dañuy gis lu ne jàng teg si suñu bët yi te ku ñu jox micro ñu yor si di wax ba nga yaakaar ne kii moom mosu see dugg te fekk na moom lépp moom def na ko yeewu leen sénégalais yi yeewu leen mi ngi bëgg a ëpp de xaw ma nag kañ ngeen yeewu gouvernement bi ak opposition bi di ñoom ñooy régler suñu situation population bi ñoo war a yeewu xam li ñu bëgg toogaat réfléchir jéem a am benn société civile bu am doole jéem a am ay nit ñu responsable yu am doole yoo xam ne kenn du leen dégg di caaxaan kenn du leen dégg di fooy ñàkk fayda yi ñu jéem a xool lu ñu doxale suñu réew te bàyyi affaire yu caaxaan yi te fi may terminer que démb seetaan naa jàkkaarloo plus jamais ça boobu ñuy wax je dirais plus jamais ça mënuñu léegi réew moo xam ne dañuy téye def ñu ay otage kenn amul droit wax ku wax ñu dagg sa caaye ku wax ñu wax la na waroo fee waxe boo waxee ak Ousmane Sonko ñu defal la ay jam yu bari boo nee Ousmane Sonko ñu téega la di saaga nday saaga à la fin dañ naan dictateur yi intellectuellement moo bëri Sénégal nekkatul benn dictateur mais dictateur yi ñoo bëri si le président ñu tuddee ko dictateur ba pare opposition bi di dicter seen loi qui va subir les conséquences c'est la population sénégalaise ñooy subir kii te liy metti yëpp ci ñoom lay dalaat waxoon naa ko sama vidéo bu njëkk bi le grand perdant c'est toujours notre Sénégal et les Sénégalais ñoo si perte je vous remercie di leen ñaanal jàmm di leen wax nañu yeewu